maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp man la Malick Faye membre bu collectif des quartiers traditionnels maa ñëw tey fii bokk ci li nga xam ne mooy point de presse bi ñu doon def fii ci site bi nga xam ne mooy Tanomak ñëw gannaaw ba ñu gëstoo xool ne fii kat nekk na bërëb boo xam ne sunuy maam ñoo ko doon béy ceeb te ñoom dëggal nañu loolu. tey nag dañoo ñëw ànd ci ak ñi nga xam ne mooy sunu askan pour ñu ñëw kat fësal li nga xam ne mooy tasaare ko ci àdduna bi ne fii kat nekkul foo xam ne doomu aadama war na fee mën a dëkk te it ëllëg kooku mënut a joxe te mu dëkk ci dëkk bi da koy jaay suuf kenn du ko jaay te it yaakaar naa ne lii ñu taxawal tey ak fi yoon toll tey ci 21e siècle taxaw nañu ak lu ñu munti am ak moyen bu ñu munti jël te du fi am te du fi mos a am te dinañ jaar par tous les moyens légaux bi nga xamante ne tey jii ne kat dinañ ko utiliser saisir toutes les autorités ba li nga xam ne tey mooy lotissement bi ba du am jërëjëf. Malick Faye laa tudd di leen gërëm di leen sant yéen journalistes yi ci seen déplacement bi ngeen def ngir ñëw tey ngir tasaare li nga xam ne tey muy li xew Joal Fadiouth man nag dama bokk ci collectif bi nga xam ne te ñun ñëpp xam nañ ci wàllu juridique lan mooy collectif am na ñuy avancé naan amuñu këyit wala ñoom ñooy ñan déet am nañ xam nañ li nga xam ne moom mooy texte juridique ak li nga xam ne mooy tënk collectif tey nag dama bokk ci collectif boobu ñu ñëw tey booluñ ci ñi nga xam ne tey ñoom ñooy porte parole lu tey bés bii tax tey ñu def point de presse bi collectif des quartiers traditionnels de Joal muy Ndoubab Mbéléñeem Mbourdioukham Ndiong dañ ñëw ci biir waxtaan bi lu tax ñu créé collectif boobu tey li ñu fi dajale mooy bi ñu waajalee bi ñu paree ci présentation bi ak li nga xam ne tey mooy kàddu yu ñu jox di leen gërëm di leen sant seen taxawaay parce que ku ci nekk bàyyi nga sa yitte ñëw di gërëm aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci koñ ba tey am benn événement bu malheureux bu fa amoon muy mag ci cosaan ci dëkk bi waroon féete c'est 99 ans hier tey moom moo dëddu kon tey looloo xaw a nasaxal sax mobilisation bi pour te dire que ne tey jii Joal Fadiouth donte nous sommes dans un milieu urbain mais yaakaar naa ne càmm ak napp lañ ñu xamee ak béy te loolu ñun la ñu xam te sunu maam yi ci loolu lañ ñu yore donte sax mu ngi xaw a nax saay ndax fi jamono toll mais loolu ba tey luñ ci mën am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi koy jéem bi ñu paree ci présentation bi di nuyu tamit bépp Joal Fadiouth waa Joal Fadiouth Ngazobil di nuyu tamit bépp waa Sénégal di nuyu waa diaspora xam ne tey li ñu fi dajale du sunu intérêt bopp te ku ñu xam tey ci Joal Fadiouth Ngazobil ñun ñi taxaw tey jël kàddu gi du ñu waxee rek kon yaa l'heure est grave te xam naa bu baax fi may waxee collectif bi nag dafa nekk loo xam ne c'est apolitique doxuñ ci politique que mu leer ci boppi ñëpp nasaxuñu ñàkkuñu fayda ba ab njiit bëgg lu ko neex di ñu jiital doxuñ ci loolu kon argument boobu nañ ko teg ci suuf nawul luy law te mbir mi du ay wax a koy régler objectif nag collectif bii ci lii xew nii mooy tey ñu war a nekk baatu askan bi bëtu askan bi tànku askan bi ngir dindi leen ci li nga xam ne tey mooy ay lënt-lënt yu am tey ci suñu biir gox di Joal Fadiouth Ngazobil créé depuis 1966 bokk ci première commune yi kon tey waroon nañu régler leneen lu ñëw fii tey au 21e siècle di lijjanti ay mbiru suuf boobu moo nekk liñ doon leeral ci wàllu politique di tax nag ñu ñëw teew fii tey jii nii ba tax ñu au presse bi muy 3e fois mais bii c'est différent encore une fois bii les engagements ne sont pas les mêmes bii c'est au nom d'un collectif des quartiers traditionnels moom moo ko tënk li ñu fi taxawal nag tey jii mooy lotissement boo xam ne jaarul yoon moo ñu fi tax a toog ngir taxaw ngir li nga xam ne mooy doxalin boobu mu taxaw yéen ñëpp yéen a ko gisandoo wane leen seen caméra fii ay déegu ceeb la woon te ñoom dëggal nañ ñu ko ci benn correspondance buñ ñu adressé ñun collectif bi kon ki dëggal boppam ne lii ay fi ñu doon béyee ceeb la ay déegu ceeb la kon yaakaar naa ne déegu ceeb moom ak taa inondation ñoom ñaar ñoo ànd kon boobu damay bàyyiwaat ñoom ñi nga xam ne muy l'équipe municipale et ses services techniques de l'urbanisme ñu ngi leen di renvoyer waat sur le code de l'urbanisme te du boobaa ñu ngi leen di jëbal ñu xool li nga xam ne mooy article R 148 149 150 152
153 et 157 du code de l'urbanisme. point boobu duñ ko weesoo ñu ñëw ci li nga xam ne même du fekkoon processus bi jaar na yoon dama jàpp ne boole wuñ ci li nga xam ne mooy population bi même du jaaroon yoon nañu waxtaan ak ñi nga xam ne tey ñooy yeewoo ci biir dëkk boobu. parce que seen commission bi ñu wax ci li ñu adressé encore li ñuy wax yëpp dañ koy contrôler ñoom ñu ngi créer seen commission de répartition la ñu waxuñu commission pour la préparation du lotissement de répartition des parcelles ñu ngi ko taxawal depuis avril 2020 ñu dem 21 avril avril 2021 lañ ko taxawal kon doo ko nattee fii ak foofu ay 3 mois et quelques jours lay doon bi ñu paree ñu ñëw le 2 août ci la ñuy doog a dajeeg ñi nga xam ne ñoom ñooy délégué de quartier yi nga xam ne ñoom population bi ci ñoom lañ dem alerter leen ne leen lii di am est-ce que yëg ngeen ko ñu ne ñoom yëguñu kon ku créer sa benn commission depuis avril say délégué de quartier ñëw seen i dëkkandoo wala seen i askan ñëw interpeller leen ñu ñëw ci yéen ne leen lu xew ngeen leen ne ñëw leen le 2 août ñu expliquer leen kon yaakaar naa ne doone impliqué woon nga population boobu ou bien sous la demande des populations kon yaakaar naa ne loolu waroo mun na faa am. ñu ñëwaat li tax ñu taxawaat fii ci lotissement illégal bi du ngeen gëstoo tuuti ngeen xool ko muy station d'épuration des eaux usées boo xam ne tey ci wàllu wér-gi-yaram am na ay tooke yu muy teg doomu aadama te du ci yëg dara muy wàllub gaz bu bon bi nga xam ne moom la doomu aadama bii noyyi te du ko yëg day jékki-jékki rek ne këlëb dee te yaakaar naa ne doo jiitoo sa askan waroon mën a aar iir leen ba lépp li nga xam ne loraange la nga moytul leen ko watul leen ko tey jii di station bii ñu jege ndox mu bon bi fiñ fiy tuur di ko defaraat pour mu am yeneen njëriñ dañ ne la war nga ko mën a jege sore entre 200 et 500 mètres te it fi nga xam ne moom la ndox ma bi di daw muy tuyau yooyu mun na jékki-jékki rek kalaate muy explosion te du boobaa am nañ fi jot au Sénégal avec ak ammoniac te tey am na xeetu gaz boo xam ne bu ñuy wax H2S hydrogène de sulfure tey kooku yaakaar naa ne doo koy noyyi doo ko yëg te mu ngi andi ay tooke yu bëree bëri sa wér gi yaram ensuite li nga xam ne mooy tey la protection de l'environnement tey day andiwaat li nga xam ne mooy anarchie parce que tey lii doo ko gisee tey dama yaakaar ne anarchie lay kii parce que pollution de l'air mu ngi fi ak gaz yi nga xam ne tey ñu ngi fi te doomu aadama yi tey war a ñëw tey dëkk si fi ci li ñu bëgg ngir tey nekk ay dëkkandoo ak li nga xam ne mooy station d'épuration bii nii. ensuite ñu ne rattachement may leeral tuuti le mot rattachement doo ko demee xool je les renvoie encore comme argument bi ñu joxe dans le code de l'urbanisme le mot rattachement n'existe pas dans le code de l'urbanisme encore une fois on ne développe pas ils sont des administrateurs on les renvoie maintenant pour ñu dem xooli yëriwaat li nga xam ne mooy code de l'urbanisme rattachement amul ci code de l'urbanisme bi nga xam ne moo mujjee bu de le 20 août 2008. beneen élément bi ñuy ñëwaat ci ay poñ doo ko tënkee wax nañ ko 53 sur 56 conseillers ñoom ñëpp dañoo dugal ay demandes pour ñu jox leen ñun ñuy laajte lan moo war a mun a motiver lan moo war a mun a tax ci li nga xam ne mooy rôle lu conseiller municipal ak du waxtu yuñ ko defee li des ci ay élection ñu naan dañuy politique ña koy wax yaakaar naa ne lay la ñun ñii ñëpp dañuy politique mais fii nous sommes des civils waxtu politique du jotee ku ci nekk xam nañ démb ak barke démb ci lan la ñuy dox ci politique kon loolu du argument te conseil yooyu yëpp ku ci nekk dugal nga demande ba 53 conseillers ñu ngi ak ñoom seeni acte te li ci garaaw mooy te jaaxal ñu mooy conseillers yooyu tey du ngeen vérifier ñu ci ëpp xamuñu fan la site bi ne ba fi may wax ak yow nii xamuñu sax ñaata parcelle lañ fi morcelé kon conseiller bu xamul fu site ne conseiller bu xamul ñaata parcelle la est-ce que lotissement boobu jaarale nañ ko yoon bi ñu ko war a jaar par rapport ak article yi nga xam ne moo nekk ci code de l'urbanisme bañ fa jógee ñu ñëw ci li nga xam ne mooy borne yi ñu wax nañ ko sànq ci français ñun sunuy lépp dañ koy teg ci yoon parce que yoon moo leen fi teg yoon moo fi ne dindi wuñu borne tey dindi wuñu borne ëllëg santaane wuñu kenn dindi borne parce que bañ koy sampit fekke wuñu te it ki samp mbiram yaakaar naa ne moom moomu moo ko war a simpi te incha allah li ñu bëgg mooy ñoom ñi ko def ñoom ñu ñëw dindil ko seen bopp ci njëkk ak teraanga
loolu moo ñu fa tax a taxaw beneen bi mooy fa ñuy jeexalee ñu ngi lancer un appel ak bépp autorité ak foo munti nekk kilifa aada kilifa cosaan autorité étatique politique wax nañ ko sànq président de la république yow la ñuy lancer appel bii ci suufu Sénégal fépp foo tourné ci Sénégal Ndingler barke Dembo Ndiaye la beneen cas mu ngi ñëw nii taxawaat tey ci Joal Fadiouth mu nekk énième cas bii du lu bees ci Joal Fadiouth mais nag dama jàpp ne fi mu toll nii waxtu yi dañoo changé temps yi dañoo changé bu njëkk nag amoon na muy jàll mais fi mu toll nii yaakaar naa ne nag nañu taxaw arbitre siffle na fin te du siffler fin dañoo war a dem vestiaire la récréation est finie te collectif bi tey par ma voix dinañu dem fépp fi nga xam ne dinañ fa dem pour attaquer lii nga xam ne mooy démarche bi nga xam ne jaarul ci yoon tegunuwul mais nag dama yaakaar ne du déception tey parce que ñi nga jiital war ngeen leen jox leçon ngir ëllëg parce que ëllëg ñi nga xam ne mooy sunuy ndaw sunuy rak sunuy set ñoom ñii nañu xalaat ne ëllëg am na fu ñu war a nekk kon nañu bàyyi xel ñu andiwaat tuuti xel ci kaw suuf ndaw nañu lool nag pour raisonner leen mais nañu bàyyiwaat xel du recul ñu tegaat lii ci suuf duñ ko tegul nee nañu du mujj fen mais nag yaakaar naa ne xeex yiñ doon mëne du dem fen du xeex bii man li ma munti wax mooy nous sommes des jeunes de Joal engagés suñuy morom ñoo koy xeex feneen ak feneen ñu di leen seetaan du ñu yaafus du tegoo ci yoon nous sommes des légalistes dañuy ñëw ànd ci ak ñoom du tegowul ci yoon nañu taxaw ak nit ki loo munti nekk ak moom nañu taxaw ngir yàlla xam ne lii tegul ci yoon ñu bàyyi xel tamit ci àdduna xam ne loo fi am lu fi nekk day jeex. fii c'est une zone buy jëriñ zone de pâturage parce que tontu nañ ñu ko si lettre ñu nit nu ñu mënee ressourcé woo noonu la ñuy ressourcé woo parce que ñu nit suñuy maam ba tey ñu ngi dund amul dara lu ñu fi réer lu fi waaye munti wax ci histoire doo jegee ca wet ga am ko la ko nettali kon nag fii yaakaar nañu ne même du nekkul zone de pâturage officiellement mais tey doo demee ba dëkk boo xam ne amatoo espace mala yeeg doomu aadama yi war a dund yàlla sàkk leen yaakaar naa ne nag kon lii fi nekk gum di jëriñ comme pâturage comme donte nekkul pâturage nañ ñu ko meel ngir yàlla sunu béy yeeg sunu nag yi ngir ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi ñu am lu ñuy dunde sunu béykat yi pour une bonne cohabitation entre éleveurs et paysans ñu may leen encore ci nekkin boobu ñu am jàmm ak salaam te lii bés buñ ko bàyyee jàmm ak salaam am Joal te seen dem dina neex lool te kenn du leen tag wax lu bon duñ ko defee nag fii la ñuy mujjee nag fii ba àddunay tukki woy bi moom du fay mukk chaque jour day ñëw mbir mi nag du reculer mais c'est avoir benn sens de grandeur et de sagesse pour que tey on a marre ma koy wax yéen ñi nga xam ne yéenay sunuy kilifa yéen ñi nga xam ne yéenay sunuy nijaay yéen ñi nga xam ne yéenay sunuy maam ñun ñii tuuti nañu tey ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi lii xalaat ëllëg ne ñu nit dañuy am njaboot te lii fi des as tuut desul fajul dara ci Joal Fadiouth du fekkoon sax jaar na ci yoon ñu ngi leen di ñaan ngeen teg lii ci suuf du ragal du yaafuus mais damay jàpp ne sagesse lay doon exactement au moment où nous sommes ñun liñ leen di wax du ñu avancer benn propos nay leer ñun lu ñuy wax doo andee baaraam ñu teg ko ci ñoom ñoo ne dinañu jox les quartiers traditionnels 100 parcelles quartier bu nekk 25 benn quartier mu des 5 ñu xool naka lañ koy defee loolu c'est vérifié et vérifiable sur la rencontre du 2 août avec les 2 délégués et ce qu'ils ont dit soi-disant sous-délégués te ñoom dans leur courrier bi ñu adressé nee nañu ils ont déjà distribué 106 familles te ils ont dit te dañ ñu waxoon 100 parcelles pour les quartiers traditionnels 4 ku nekk am 25 courrier bi ñu envoyé nee nañu 106 familles jot nañu seen courrier kon nombre ba déjà faussé na ci biir contradiction boobu man mii dooma laajee tey ñaata parcelle la kon yaa ngi laaj ci mbottu géenam